أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانيا يرحمكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثا على حب الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. رابعة على حب الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. خامسة على تعجيل فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك والأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي آية أخرى ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له. السلام عليكم mbooloo ñi fi teew ñëpp maa ngi leen di ku nekk turam ak santam di jiital ci nuyu bi Mawlana Cherif Mouhamad Ali Aidara ak njabootam di ñaan yàlla jotaay bi nekk jotaayu jàmm jotaay xam-xam jotaay leçon bi xam ne dañ koy jëlee ci ayaamu ashura abi abdullahi Husayn alayhi salaam di leen jaal yéen ñëpp ci jiital ci jaal mi Mawlana Cherif nga xam ne ci deret yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk. maa ngi koy jaal di jaal njabootam di jaal soldat yi fi teg ñëpp di ñaan yàlla boole ñu ci soldat yi xam ne ñooy revendiquer ngir jël saara imam al Husayn alayhi salaam. li nga xam ne moom laa bëgg a waxtaanee tey xawma ndax seen jot det waxtu di dama kii walla doo kii incha allah. thème bi daanaka nii la tëddee mooy Banu Umayya ñi nga xam ne ñoom ñoo def musib bu mel nii ci islaam. fan lañu jaar ak ban moyen lañu utiliser ba ñu mën a am résultat bu négatif bu mel ni dem ba tolloo ci rendi jabootu yonant te dara du leen ci fekk. thème bu yaatu la xam naa ni waxtaan ci benn jotaay sax doyul mais dinaa jéem a joxoñ yenn point yu am solo ci mbir boobu. xam nga ni suñu borom tabaaraka wa taala dafa am ñaari iraada ñaari volonté yi mu bëgg. benn bi ñu ngi koy tuddee iraada tashri'iyya ak beneen bi ñu xam ne koy tuddee iraada takwini. tashri'iyya mooy lépp li nga xam ne bëgg na ko mais def ci boolawaale volonté ki nga xam ne moo koy jëf c'est-à-dire volonté ki nga xam ne moo koy jëf
ci condition pour jëf jooju mun a am. su ma doon joxe misaal par exemple léegi salle bi soo bëggoon lumière am ci salle bi danga soxla benn électricité mu ñëw mu installé ay fil moo def ay lampe mu installé ay contact mais yooyu yëpp indiwul lumière li indi lumière gannaaw ba ngay jokkaloo ak centrale bi nga xam ne mooy joxe électricité condition bu mujj bi pour lumière mën a am mooy yow nga laal bouton bi nga bës contact bi boo ko laalee rek de fii daal day leer nañ kon sa volonté bi nga xam ne moom mooy dernière étape moom moo tax nga am lumière soo toogoon fii nga ne man duma bës contact bi malgré que électricité bi installé na lépp def na tout lépp li nga xam ne dañu ko soxla def na ko waaye lu des rek mooy yow mi nga xam ne yaa soxla lumière nga bës contact bi lumière ñëw defoo ko lumière du fi mus a am ba yow mal ko am xanaa keneen ñëw bës ko ku dul yow mais yow tant que yaa ko soxla te kenn defu ku dul yow yaa ko war a def lumière du fi mus a am. loolu daanaka ci wadaat tashri yi daf mel ni loolu mooy condition bi xam ne moom la yàlla def mooy jëf balaa muy am ci bitti il faut volonté doomu aadama intervenir mooy soo ko deful du mus a am ba yawmal qiyaama. donc léegi imam Hussein alayhi salaam même su fekkoon yóbbu nañu ko Karbala wër nañu ko indi ay jaasi indi ay fas tere ko ndox def lu ne su fekkee volonté rey ko amul woon du de kenn du ko rey. loolu tuddee iraada tashri'i mooy volonté doomu aadama mooy dernière étape pour affaire bu mun a am. takwin yi nag mooy mi nga xam ne yàlla day wax rek kun fa yakun nekkal mu nekk kooku du tàggoo kenn du soxla ndigal kenn du diisoo ak kenn kooku na nekk na mu nekk kooku ci yàlla la aaju la am kii relation amul relation ak nit du tàggoo nit du waxtaan ak moom du jël conseil am du xool nii la wala nii la moom bu bëggee rek loolu day am. léegi nag dëgg ak fen walla safaan ba ñoom ñaar depuis àdduna bi mu bindoo ba léegi xeex moo nekk seen diggante ku ci nekk dafa bëgg am ndam ci kaw sa morom dëgg day xeex wut ay ngànnaay pour am ndam ci kaw safaan ba mooy fen tamit day ngànnaayoo day wut ay ngànnaay pour xeex dëgg mu tey mu am ndam. kon ko yàlla dafa boole volonté doomu aadama ci condition ndam yooyu yàlla day intervenir yenn saay mais rarement muy ñëw comme bu ngeen xoolee ci histoire islam am na fi nga xam ne ñu ne malaaka wàcce nañu yooyu yëpp day fekk tolloo na ci niveau bi nga xam ne musiba bu rëy moo naroon am su fekkee ne malaaka yi ñëwuñu wala yàlla indiwul beneen dimbal bokkul ak force jullit ñi kese musiba bu rëy moo nar a am moo tax yàlla intervenir mais su fekkee loolu amul day bay nit ñi liggéey. yéefar bi su fekkee dafa am doole yow tamit demal nga wuti doole su fekkee dafa am fit yow tamit demal nga wuti fit su fekkee dafa ñeme yow tamit fexeel nga ñeme loolu yàlla day bàyyi day seetaan mu ne yow sax d'ailleurs sax ci Quran muy wane in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su fekkee da ngeen di yëg méthode ak problème ñoom tamit dañu koy yëg comme ñoom te nga yokk ko ci nag yéen da ngeen di am njort ci yàlla li nga xam ne ñoom amuñu ko. parce que yéen di ngeen di xaar bu ngeen dégg dugg àjjana ñoom xaaruñu ko kon vraiment da ngeen war a jàkkaarloo ak gaañ yi won seen doole won leen seen pexe pour mun a am ndam seen kaw voilà donc yooyu muy mbir yi nga xam ne muy diggante dëgg ak fen dañu bëre ku ci nekk day wut ay ngànnaay lii nag Banu Umayya ñoom ban ngànnaay lañu ngànnaayoo yenn éléments ya lañu utiliser ba mun a am li ñu am ba tolloo ci niveau bi nga xam ne dañuy jël doomu yenn di rendi ko ci kanam ñëpp te dalu leen ci fekk man yooyu laa bëgg a joxoñ ci waxtaan bi incha allah ngi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax fu ñuy tàmbalee
xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñëwee indil jullit ñi islaam ñi ko njëkk a xeex mooy Banu Umayya gannaaw ñetti at yi nga xam ne mu ngi doon def daawa sirri mu commencé wax nit ñi bu yàlla waxee il faut léegi nga feeñal mbir mi ñoom ñoo njëkk a xeex ñu xeex pendant 10 ans mu nekk Makka gannaaw ñetti at yi mu nekk 13 ans mu jóge foofu gàddaay dem Medina encore bàyyi wuñu ko ñu topp ko di ko xeex loolu moo jur Badr moo jur Uhud moo jur Xaybar moo jur Xandak moo jur yeneen événement yi nga xam ne yépp ci xeex islam ba yàlla may yonent bi ndam ci 8e at mu ñëw ubbi Makka ñoom dañu gis ne ndekete kii de xeex ko rek ci nii comme ça ngay génne sa doole jàkkaarloo ak moom doo ci génne parce que bis bu ne muy gën a avancé bis bu ne muy gën a am doole te sax dañ ko daxoon Makka léegi fexe na ba ñëwaat Makka kon kii léegi pexe moo ñu ci génn c'est-à-dire pexe il faut ñu fexal islam daal dootuñ jël ngànnaay jàkkaarloo ak moom duñ ci génn parce que yàlla moo ko dooleel te li mu yore nekkatul caaxaan kon il faut pexe am ñu léegi ban pexe la ñu am muy léegi nañ dugg ci biir ñu ne gëm nañu islam gëm nañu comme yéen dañuy julli comme yéen dañuy woor comme yéen dañuy aj comme yéen dañuy def lépp li ngeen def mais nag en réalité gëmuñu mais dañuy bëgg a fexal mbir mi ba ñu mën a wëlbati mbir yi changer ko def lu ñu bëgg ci loolu gaa ñi commencé di dugg ci mbir mi di wane wuy man nangam la wuy ñu koy dem naa man kay vraiment loolu rek laa gëm gëmuma leneen lii rek laa gëm su ngeen bëggee xam mbir boobu ndax am na walla amul su ngeen xoolee keroog bi nga xam ne le 3e xalifa jot na xilaafa gi mooy Ousmane temps boobu Abu Sufyaan mi nga xam ne moo nekkoon commandant de guerre depuis Makka Badri Madina Uhud yooyu yëpp temps boobu fekk màggat na ba gumbo bu mu déggee ni xilaafa gi yegsi na ci loxo Ousmane dafa wax ni yëbbale ma kër Ousmane ñu wommat ko jël ko yóbbu ko foofu ci kër gi bu mu ñëwee mu toog ak ñoom mu ne leen est-ce que amul kenn ku ñu rax léegi amul kenn ci ki nga xam ne bokkul ak Banu Umayya nekk ci biir mbooloo mi balaa ñuy wax fii dara moom mu wax ko ci bitti parce que suñu secret la bëgg a wax ñu ne ko kenn raxuñu mu talaqafu wa talaqufal kura mu ne da ngeen capté xilaaf gi comme ni ngay capté bal mu ne maa ngi waat ci kii xam ne maa ngi waat ci moom Muhammad waxul dëgg safar amul ajanna amul dara amul lii nguur kese moo fi amoon mu noot ñu jël ko léegi yàlla fexe yàlla def na affaire bi ñëwaat seen loxo na ngeen ko téye bu baax a baax nguur amul fi kii prophétie amul fi i fen rek caaxaan kese la woon mu defa nax nit ñi rek fexe ba jël mbir mi léegi kon ku ñëwaat ni seen loxo téye leen ko bu baax a baax loolu muy wane mooy ñëw mosuñu gëm islam boobu benn deuxième mbir mi xam ne jël nañu ko tamit comme ngànnaay comme élément bu leen di dimbali pour ñu mën a faagaagal islam mooy xam ngeen ni ci islam dañuy wax ni nit ki nga xam ne dafa gëm yàlla dafa baax non seulement dafa baax mais c'est obligatoire nga nekk nit ku ragal yàlla te doyul rek nga nekk man gëm naa yàlla mais il faut ni kii muslim muttaqi jullit la ko ragal yàlla la te ñoom fas yéene wuñu ragal yàlla Banu Umayya dugguñ ci mbir mi ngir jëggem yàlla kon ku dugg ci dara te yàlla taxul mu dugg kon moom du nekk muttaqi mooy ko ragal yàlla fekk yow gëmoo yàlla nooy ragale yàlla ñu xam ni su fekkee nag yaa ngi ci biir mbooloo mi te ragaloo yàlla gaa ñi dañu la jox benn considération ah cim diw ah kii waaye gis nañ fi muy naan sàngar gis nañ fi muy def nangam ñu léegi lan la ñuy fexee ba critère boobu mooy ragal yàlla lan la ñuy fexee ba jalgati ko ci façon bi nga xam ne ñun ñëpp dañuy nekk benn ku ragal ak ku ragul yàlla ñu dañu daal di nekk execo nekk ñoo yam
léegi ñun léegi naka la mu ñu léegi kooku de dafa laaj ñi xam ne ñuy boroom xam-xam yi ci ñooñu ngeen di jaar pour loolu mën a am naka la mooy dafa am ay nit ñu ragal yàlla xam ne ay ñu boroom xam-xam yi xam ne ñu sincère duñu nangu dugg ci li nga xam ne du diine duñu nangu nga gis leen ci yenn bërëb yi duñu nangu dund yenn mbir yi ñun ñooñu ngeen di jaar jéem a fexe am ci ñoom benn mbooloo ngeen taf ci seen bopp xam ne ñooñu àdduna la ñuy gëm ngeen jox leen xaalis may leen kër takkal leen soxna defal leen ay mbir yi nga xam ne day tax suba képp ku leen bëgg a attaqué ñoom ñoo leen nekk seen défenseur boobaa léegi da ngeen xaaj borom xam-xam yi ñaari xaaj benn bi mu ngi ànd ak ñi ragal ñaar ñeneen ñu ngi ànd ak yéen ñaari bu ñu waxee ñu ne ñu weddi ñu ne du dëgg baa ñu sosal leen ay mbir yi xam seet dañ koy taf ci yéen ñu ne yonent bi moo wax ci Muawiya nangam moo wax ci diw nangam moo wax ci diw nangam lan moo fa yam werante kese moo fa yam nga ne du dëgg ñu ne ñu tamit du dëgg boobaa léegi dañuy dem nga xam ni critère ragal yàlla dootul am benn solo parce que ku nekk léegi mu ngi dund ci biir islam bi ci façon bi nga xam ne dootoo mën a ràññee kan moo ragal yàlla vraiment wala kan ko ragal yàlla mooy dañuy ñëpp di ragal yàlla ci façon bi nga xam noonu la ñu ko gémmee ñaari yooyu dañ ko utiliser façon bi nga xam ne ku jàng histoire islam di nga gis yooyu dafa leer nañ Muawiya xam nga ne Muawiya mu ngi dugg islam ci fatu Makka parce que moom dafa àndoon ak baayam di xeex yonent bi ci fatu Makka la dugg islam waaye fexe nañu ba taf ci moom benn tur bu ñu tuddee kaatibul wahyi ñaari at dong la dund ak yonent bi parce que yonent bi sana saamina 8e année la hijriya la ubbi Makka ñaari at mu génn àdduna parce que sana 11 hijriya mooy safar yaani janaaw ñaari at ak ñaari weer mu génn àdduna imam Ali mi xam ne ci loxo yonent bi la juddoo moo ko yar moom amul tur kaatibul wahyi amu ko saa soo déggee ci histoire yi sax ñu ne kaatibul wahyi rek Muawiya lañ ci jublu waaw kii xam ne ci këru islam la juddoo muy wax ni ma amul benn aay bu wàcc te man yëguma ko soo ma laajee lépp loo ma laaj alquran naa la tontu kooku amul tur kaatibul wahyi mais Muawiya lañ jagleel tur boobu loolu tamit may na leen doole parce que léegi boo bëgg attaqué Muawiya mu ne ko yow da ngay attaqué kaatibul wahyi kii xam ne moo doon bindal yonent bi verset yi bu ñu doon wàcce moo ko doon bindal nga attaqué ko xanaa dangaa rep bokk na ci li leen dëgëral encore da ngeen xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa amoon benn politique yërmande mooy fexe ba ñëpp dugg ci udxulu fi silmi kaafa amul woon xol soxor pour bëgg a buntu xatal nit ñi wala mbugal leen wala dañ jëm jahannam déedéet moom dafa doon yaatal ci façon mi nga xam ne ku nekk mun na ci xej dem na ba yàlla may ko mu tàkk sóoru Muawiya kii Umm Habiba moom ak Muawiya ñëw bokk dee ak baay doomu Abu Sufyaan la yonent bi tàkk ko loolu dafa yëkkati Muawiya ci façon bi nga xam ne bu ñu waxee imam Ali amirul muminina moom mu ne Muawiya xaalul muminina mooy nijaayu jullit ñi su nga waxee amirul muminina mu ne man tamit nijaayu jullit ñi la xaalul muminina pourquoi parce que yéen bi dafa takkoon suñu sœur kon ñun ñooy nijaayu jullit ñi loolu tamit joué na rôle bu négatif ci wàllu gaañ ni ñu nootee jullit ñi ak indi ba mu jur Karbala bokk na ci yooyu tamit les 3 xalifa ñi nga xam ne ñoo jiitu dañuy jox Banu Umayya poste clé yépp ci seen loxo la nekkoon poste clé yi nga xam ne mu ngi nekkoon ci état islamique bi les gouverneurs les wulaat yooyu ñëpp daanaka 99% Banu Umayya lañ moo tax Seydina Ali salaamullahi alayhi ba mu jotee xilaafa gi ñëpp xamoon nañu ne fii lay tombé parce que mënuñ dara parce que yow boo amee 99 ministres ñoom ñëpp kenn jubul ñoom ñëpp ay saay-saay lañu
benn bu jub nga am wala amoo ko sax kenn dangay gérer état islamique ak ñii foo jëm Imam Ali nekk Imam Ali ñii nekk lu ñuy nekk muy léegi voilà léegi moo tax gaañ bu ñu ko jógee conseil ñu ne ko léegi yow Seydina Ali kon ko léegi nga ñëw ci xilaafa gi dafa baaxoon nga def complaisance ak Muawiya nga jéem a naxante ak moom def tolérance ba ci kanam tuuti nga jaama nga bañ a gaaw a loqati mbir mi ci loxam parce que day révolter contre toi Imam Ali man du ma ko bay sax benn seconde ci nguur gi mais xam nga tamit moom ba nekkoon ak ñoom 100 ans li ñu mel noonu la ñuy mel dara du changer parce que nguur gi ci seen loxo la nekk day dem sax ba nekk victime ci seen loxo daal dootul mën def dara li mu wax ñun lànk ñun lii la ñu bëgg loolu tamit dafa jox Muawiya pouvoir bi nga xam ne gannaaw bi nga xamee ni def nañu jafe-jafe yooyu diggante Imam Ali ak yenn sahaaba yi ñu profité ci gën a dëgëral seen position gaa ñëpp ànd ak Muawiya jàppale ko pour mu xeex Imam Ali bokk na ci li nga xam ne tamit jaxase na xel doomu aadama yi ci façon bi nga xam ne Imam Ali dafa taxawoon mënutul am beneen pexe pour génn ci mooy ci saxaaba yi nekkuñu woon benn parti dañu nekkoon ay pàcc-pàcc te encore ci biir ñooñu dafa amoon ay nit ñi nga xam ne dañu jàppoon ne ñii ñit ñu baax lañu c'est-à-dire seen tur dafa siiw ci islam ci façon bi nga xam ne boo leen gisee da nga yaakaar ñii ñit ñu baax lañu fekk nag au fond ñoom dëkku ñit ñu baax ñu mel ni Talha ak Zubayr ñu mel ni ñeneen ñu mel ni comme ñoom xam ne ñu ngi ci biir islam keroog bi Imam Ali alayhi salaam bu ñu ko joxee xilaafa gi ñu ñëw ñu jaayante ak moom mais dañu amoon yaakaar ne bu ñuy njëkkee jaayante ak moom dañ leen jox ay postes yu am solo ci biir état islamique imam xam na leen joxul leen dara ñaari fan ñu ñooy tàggook ñi dañuy dem Makka pour def umra imam ne xam naa demu leen umra de da ngeen dem pour trahir mais dema leen bu ñu demee foofu ñu yëngal Seyda Aïcha ñu ne ko léegi Imam Ali rey na Ousmane fal nañu ko xalifa ñooñu ñi nga xam ne mooy Talha ak Zubayr ak Ummul Mu'minin Aïcha ak ñeneen bu ñu indee fitna bi muy fitnatul Jamal mooy la guerre de Cham bu ñu demee ba ñu commencé Seydina Ali salaamullahi alayhi comme ni ngeen xamee islam moom musul tàmbalee guerre toujours saa su problème amee xeex am balaa ñuy dóor ñoom il faut ñu xaar ba kenn dóor la ñu soog a fayu ñoom dañuy fayu toujours musuñu tàmbalee guerre bu ñu demee ba jàkkaarloo am diggante ñaari kuréel yi ñu dem ba rey ñenn ci partisan Imam Ali dem na ci rey ay ñenn ci ñoom Imam ne attaqué leen ñoom ñëpp ku nekk taxaw mu ne non 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 man duma attaqué parce que ñii ay sahaaba yonent bi lañu non 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 man duma def loolu Imam ne attaqué leen non 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 ñii xaajal am doute ne est-ce que am nañ droit attaqué ñu mel nii comme ñii les grandes personnalités ci saxaaba yi Imam moo njëkk dóor après ñu soog a topp ci bon mu ne su ma deful woon kenn du dóor parce que ñoom dañu am doute ci mbir mi xaajal doute boobu day indi même day am problème parce que su fekkee da nga wax say soldat attaqué la ñu ne ah ñun ñii est-ce que war nañu leen dóor ba mais musiba lay jur. donc Imam problème boobu la doon dund ak ñoom mu ne ma su du woon man maa jëkk door kenn du dóor musib boobu Imam dundoon na ko yooyu yëpp nag dafay daldi yumahidu tariq ila Karbala beneen bi nga xam ne moo gën a garaaw mooy bu mujj bi nga xam ne moom laa bëgg a waxtaanee ma jamale foofu wax bi muy ci wàllu communication Muawiya daf ko utiliser ci façon bi nga xam ne daanaka kenn mësu ko def ci dund doomu aadama dañu falsifier mbir yi indi ay ulama ñi bind ay hadis dem ba yéeféerlu Imam Ali daf kii kéeféer la yéeféer la kii maareek la mooy ku génn diine kii saareek la sàccee la mu dem ba dugal loolu ci bopp jullit ñi ba ñu gëm ne Imam Ali du jullit ba tax keroog bu ñu ko assassiné ci jàkka Kuufa waa Sham bu ñuy déggee wax bi ñu ne ko comment lan moo yëbbu Imam Ali ci mimbar ba ñu koy rey foofu kii xam ni du julli yéeféer bi ñu xam ni du julli lan moo ko yëbbu ci jàkka saa muy dem ba mimbar mu ñu koy dóor di ko assassiné di ko rey foofu
moo tax ci wàllu communication il faut ngeen faire attention ci loolu gis nga nit lépp loo mënta def ci àdduna communication bi baax na ci mun nga nekk noble mun nga nekk nit ku baax mais communication mun na yàq dañu wax ni ci dëkk bi ñu communication ak ki médias yi ñoom ñooy 4e pouvoir dañu am doole bu ñu amoon doole dañu nekk pouvoir mun nañu nekk dëgg bu weex tal ñu soppi ko def ko fen bu ñuul kuk rumeur fexe nañu ba jaxase mbir yi ci façon mi xam ne ñi dañu am doute sax ci ahlul bayt lii moo indi keroog ci bu ñu reyee imaam Ali imaam Hussein Hassan Fallou nekk xalifa imaam Ali mais imaam Ali Hussein su leen waxee def leen nangam kenn du def parce que dañu am ba am doute bi nga xam ne dafa lekk seen xol ñu ne est-ce que kii saa imaam la est-ce que kii saa mérite nekk imaam bon fitna yi ñuy dund nii jafe-jafe yi ñoom mënuñu am ndam du ñu bàyyi mbir mi du ñu bàyyi am ndam encore di ko ne waaye xeex leen ba kañ sonn nañu ñam fii su fekkee mu nekkee na dem xeex dem nañu bokk ci histoire am na ko sànni benn flèche ci imam Hassan ci biir jàkk flèche lañ ko sànni ci partisan imam Ali kon su fekkee léegi affaire dem na ba tolloo fii léegi rey imam Hussein dafay daal di yomb te du nekk benn problème parce que ñi xam dañu leen génn diin ñu léegi ñii ay yéeféer lañu duñu ay jullit keroog bu ñu rey imam Hussein jël usaara kii sabaya yi ba ñu demee ba Cham cheikh boobu génnoo muy léegi alhamdulilah am kanal amir min aduwihi ñu sant yàlla mi nga xam ne moom may amir bi amirul mu'minin mu am ndam ci kaw noonam noonu ñi xam ne ay yéeféer yu bon lañu ba moom Seydina bi alayhi salaam di wax ay yi nga xam ne ndax jàng nga ayatul mawadda ak ayatul ahlul bayt yooyu mu ne waaw mu ne ñun ñu ahlul bayt mbir la yi nga xam ne yooyu moo xalli yoon bi mooy defar mbir yi ndànk-ndànk ba ñëw Karbala nag après ñu rendi Imam Hussein facilement parce que léegi déjà lépp pare na c'est-à-dire mbir mi léegi tolloon ci fi nga xam ne bu ñu rey yoon sax dara du jóg fexe nañu ba dugal ci bopp jullit ñi ay yéeféer lañ ñooy jullit kon loolu mu ngi dox ba léegi c'est-à-dire ba léegi fu ñu nekk nii léegi gis ngeen schisme muy dëgg bu wër a peng mais mënoo fexe ba mu law ci biir dëkk bi pourquoi parce que yeneen kii yi nga xam ne ñoom lañ jaxase ci bopp jullit ñi façon loo wax ñu indi beneen mbir mu teg sa wet boo waxee lii la ñu lii la tasbitu Zahra ñooy léegi non loolu ay mbokk yi nga xam ne yonent bi moo leen joxoon loolu du Zahra la ko joxoon boo waxee benn aaya ñu ne aaya bi lii lay firi ayatu ulul amri ñu ne loolu ahlul halli wal aqdi c'est-à-dire loo indi rek ñu fexe ba indi benn mbir ci wetam loolu ci Muawiya ak Banu Umayya fa la jógee bu mu ñëw ba fii kon ñu génn ci affaire bi vraiment tuutul yomb moo tax il faut ngeen takk seen tubéy ba mu dëgër ngeen xam ni dëgg dafa laaj ay soldats yu dëgër comme ni yàlla wax ne in tansurullaaha yansurkum yàlla soxlul kenn dimbali ko comme ni imaam alayhi salaam waxee ci Nahjul Balaaga mu ne istansarakum wa lahu junuudu samaawaati wal ard yàlla dafa sàkku ci ndimbal mais moom moo yor armée de terre de l'air et de mer moo yore tout kon kooku lu muy doyee seen ndimbal yéen wa sakaratakum wa lahu xazaa'inu samaawaati wal ard yàlla daneen lebaleen ma te moom trésor yëpp moo ko yore FMI moo ko yore banque mondiale ci loxoom la nekk lépp ci loxoom la nekk mu ne ngeen lebal ma xam ngeen kooku bëggul mu ngeen lebal ko dafa bëggee lebal seen bopp dafa bëggee dimbal seen bopp donc julli ni ñoo war a farlu ci seen liggéey ñu xam ne doyul rek nga ne man maa yore dëgg déedéet dëgg boobu dañu ko war naxasal jaxase ko ak lëndëm ba nga xam ne kenn mënutul xam léegi fan lay teg tànkam fan lay teg baaramam fan lay mën a ràññee mbir yi ci Seydina Ali salaamu alayhi tamit jox ñu loolu ci Nahjul Balaaga mu su fekkoon dëgg day leer nañ ma xam ni ku xool rek gis ko jafe-jafe du am safaan bi tamit fekkee dafa leer nañ baatil bi dafa leer nañ koo gis rek xam ne lii baatil lu bon la mais ñun ñu baax ñi dañuy tànn lu baax li bàyyi lu bon li mais dañuy jaxase ñaari mbir yi dañ koy jaxase dina fi xel mooy jouer rôle et ça dañ lay wax ay mbir yi nga xam ne jaaduwul ci xel sa xel nga war utiliser moo tax suñu borom tabaaraka wa taala alquran mu ne bashir ibad allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaa'ika hadaahumullah wa ulaa'ika hum ulul albaab ñii ñooy borom xel yi borom xel mbir mi bu demee ba jaxasoo texte yi dootul am solo xel bi mooy fonctionner am na béréb yu bari ci histoire islam xel mooy fonctionner keroog bi moom Seydina alayhi salaam
benn waay tax ci wetam ne ko alhamdulilah muntaha ilmihi mun ñu ngi sant yàlla fa xam-xamam yam imaam ne ko wax nga kufr haza kufrun wax nga musiba li kenn di ko wax mun isa intaha ilmullah yabda jahluhu xam-xam yàlla bu jeexee réeram mooy commencé muy naka lay wax mu ne wax alhamdulilah muntaha ridaahu wa ñu ngi sant yàlla ba fa contentement yam ak bégam fan la fu muy yam quoi muy loolu am na parce que yàlla yenn saa yi day mer yenn saa yi day kontaan xadis bi soxlu ñuy dem di wut kat moo ko wax ak ki silsila bi mooy chaîne bi diw ak diw wér na wér déedéet dafa ànd ak xel xam-xam yàlla bu jeexee réer yàlla commencé mais comme que yàlla day kontaan yenn saa yi day mer kon saa ba meree rek contentement yam arrêté na saa ba kontaanee rek meraangam arrêté na loolu logique la xel nangu na ko te jarul saa muy critiquer jarul donc yu mel noonu dafa am léegi comme que adduna bi nii la jaxasoo islam bi nii la jaxasoo il faut ngeen xam ni jot na ngeen dundal seeni xel bi am na solo trop suñ koy dundal nag même yenn saa sooy doon critiquer baa ngay def munaaqash ak ñenn ñi xam ne gëmuñu ahlul bayt ci xel ngaa leen di daan du ci texte yi parce que boo waxee texte ñu jël téeméer texte yenn ñu texte bi xadis yi xam nañ ci histoire islam yépp dañ koo weddi tey boo waxee xadis ak la ñu ne waaye bi wérul kenn xadisul kisa amu ne wérul kenn xadisul daar wérul yow nga ne wér na moom mu ne wérul werante rek mooy des bi nga ne woy diw neen mu ne diw neen fu ngeen jëm mais su fekkee utiliser nga sa xel yàlla mun na la dimbali nga génn ci biir mi ci façon bi nga xam ne moom day daanu te dina xam ne du muy wax du dem fenn donc yàlla nañ yàlla may xel boobu mi nga xam ne dañu mën a jàkkaarloo ak noonu islam yi di nekk ay soldats yu tar ñi nga xam ne dañuy ngemboo bu baax a baax fépp fi nga xam ne dañu fay wax safaan ba ñu jéem a fexe ba ràññee dëgg bi mu feeñ ñëpp teg seen bët incha allah kii bugg gëm lu baax dina ko gëm incha allah yal nañu ko defal am naa ba yemale fi waxtaan bi rek ba beneen incha allah assalaamu ala al Huseyn wa ala ali ibn al Huseyn wa ala awlaadi al Huseyn wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu aleykum wa rahmatullah.